sunu gan Houreye Thiam Prera salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ Babacar. ñu ngi lay nuyu di nuyu Georges Déthié Diop ñu fàttali ni yow lañ dénk wàllu xibaar ak jokkoo ci mbootaay bi ñuy wax Renofus ëmb ay nit yi organisé aji Makka ak Umra bala ñu sori ci waxtaan bi studio bi de xam naa gëj nga fi ndax jaaroon nga fi ba ngay tàggatu ci wàllu journalisme fii ci RFM yaa ngi koy fàttalikoom. waa studio bi moom bi ma fi duggee émotion bu rëy moo ma jàpp parce que fii laa njëkk a toog ci place bi pour présenter journal télévisé un journal rajo en 2003 ci njiital Mamoudou Ibra Kane Alassane Samba Diop El Hadj Assane Gueye Bougane Gueye Dany vraiment mu nekk émotion bu rëy si ma nekk ci studio mbay bi fii tey pur produit RFM la. ma ngoog Houreye Thiam Prera la ñu wax ci aj geek umra gi xew-xew yu mel ni Sénégal li muy daloo ay màggale ki gàmmoo ko mbooloo yi jógee biti réew di ñëw fii xanaa loolu moom xalaatoo leen ci intéressé wu leen pour organiser voyage yu sénégalais yi jóge ay Italie ki Amérique di ñëw ci màggal mbaa gàmm mos ngeen ci xalaatam wala lu mënta ne la. waa fi mu nekk nii moom mbas mi dafa permettre structure yëpp xam ni dañu war a xoolaat naka la ñuy gën a mën a def pour amaat beneen taxawaay bu yokk ci li nga xam ne loolu lañ doon def loolu nag di tourisme religieux bi jàpp nañ ni warul nekk rek ñun ñoo war di dem saa su ne mais war nañ di mën a dem ba egg ci organisation yi di organiser ay voyage de groupe ay voyage religieux nit yi di ñëw fii nga xam ni moo di ci biir réew mi. parce que am na ay xew-xew yu mag yoo xam ne mën nañ ko jaay àddina mën nañ ko jaay diaspora bi mu nekk loo xam ni ñu ngi ciy bëgg dugg bu baax a baax incha allah. dina yombee ni jóge fii di dem ak jóge feneen di ñëw ban moo ci war a gën a yomb. waa xam nga fi mu nekk nii li ñu xamagum mooy jóge fii di dem. parce que loolu peut-être pendant plus de 50 ans ñu ngi koy organiser ñu ngi koy def ñu ngi ciy yëngatu maintenant nag Sénégal am nañu tey organisation yi nekk ci secteur aj bi professionnalisme bu leen di mën a permettre ñu organiser ay voyage de groupe yu ñëw fii te loolu jàpp naa ni nit ñi nga xam ne dañu nekk ci communauté du aj et de la umra li leen yitteel rek mooy lépp loo xam ne dina mën a taaral Sénégal dina mën a yokk diini ji dina mën a yokk it koomu ñi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk ak koomu réew mi am na ay xalaat yoo xam ne foog naa ni bu ñu ci état jàppale war nañ ko mën a def. mais est-ce que yéen itam mënu leen nekk en relation ak kuréelu sénégalais yi nga xamante ne ñoo nekkee par exemple en Italie en France Espagne comme ñoom organiser woon nañ bu baax bu ni lu mel ni amee magal ndax ñoom ñëpp yenn saa ay avions yu bëri ñooy ñëw ngir teewe xew-xewu diine googee yéen ngeen lëkkaloo ngir organiser seeni voyage. waa xam nga fi mu nekk nii suñu waxtaan bu mujj ak ministre du tourisme ñu koy sant di ko gërëm moom Alioune Sarr li mu ñu njëkk a proposé mooy il faut ñun tamit ñu dugal suñu loxo ci tourisme bi nga xam ne dañuy vendre destination Sénégal. mu nekk loo xam ne nag waxtaan bu yaatu la comme que nag communauté du aj bi dafay communauté bu structuré communauté boo xam ne aussi dafa am ñu ci nekk yàgg ci am ay kuréel yoo xam ne ñoom ñoo ko tënk jàpp naa ne bu ñu ci waxtaanee mën nañ cee am taxawaay boo xam ne dina am lu bëri lu ñu ko mën a apporter comme contribution et gëm naa ne it nit ñi ci nekk ay professionnels du tourisme lañ ko mën a yóbbu ay 12000 personnes bitim réew donc indi ay 2000 3000 personnes Sénégal warul a jaaxal. est-ce que itam tourisme religieux boobu maanaam ay nit bu ay sénégalais sax dëkk bitim réew bëgg a ñëw gis ay bërëbu diine ci réew mi est-ce que sunu bërëb yi itam am na melokaan ak taxawaay boo xam ni war na mën a attirer ay nit yu cosaanoo bitim réew di ñëw fii di def tourisme. waaw mais xam nga fi mu nekk nii d'habitude bu ñu nee tourisme nit ñi dañuy xalaat tourisme balnéaire wala tourisme de loisir alors que Sénégal am na potentiel boo xam ne war na ko mën a offrir àddina am na tey yaa ngi wax màggalu Touba nit yi ñi ngi wax gàmmu Tiwaawoon nit yi ñi ngi wax fi nga xam ne fa la Maba Jaxu jóge nit ñi ñi ngi wax jaar-jaaru Cheikh Omar Foutiyou nit ñi ñi ngi wax yeneen site ay Sokone yeneen site historique yu bëri Massalikul Jinaan gi nga xam ne c'est l'une des plus belles mosquées de l'Afrique tey am na loo xam ne Sénégal war na ko mën a liggéey mais je pense que loolu yëpp aussi acteurs yi si nekk léegi la ñuy door a comprendre ni chaîne de valeur touristique bi tourisme religieux daf ci am wàll maintenant nag ñu ngi xaar peut-être agence de promotion touristique ak ministère bi ak ñi nga xam ni ñoom ñooy famille tourisme religieux bi ñu toog ci waxtaanee ko taxaw ci it pour organiser ko ak compagnie yi fi nekk surtout que am nañ compagnie nationale. ñu sóobu nag ci aj gi nga xam ni ren amul Arabie Saoudite fukki junni nit rek la permettre ñu aji Makka ren te ñu dëkk ca réew ma la mbaa di fa dundee loola jural na leen ay pertement xëy na xayma ngeen koom ci ñaata ngeen toll ci pertement ba ngeen a calculer.
waaye ñun ay perte 100% la ñu def parce que Babacar ñi nga xam ne dañu nekk ci aj gi ak umra bi loolu mooy seen activité donc tey ñun suñu activité wàññeekuwul dafa arrêté totalement mooy dafa mel ni entreprise boo xam ne da nga ne ko 2020 yow liggéeyoo zéro au compteur nga def parce que maa ngi fàttali ni le 11 bi Arabie Saoudite wàccee mesure ni dañuy suspendre président de la République ci boppam moom moo waxoon ci inauguration wu école Bibi Ndiaye que nañu suspendre lépp lu jëm ci opération financière u aj gi ministre affaires étrangères wooñu ànd ak ministre de la santé ak ministre de l'intérieur ak ambassadeur u Arabie Saoudite nañu tegandi leen lépp ci suuf ngeen toog déglu ñu boobu ba tey nag ci toog déglu boobu la ñu nekk tey organisation yi nga xam ne dañu nekk ci secteur u aj ak umra ci toog déglu boobu ci la ñu toog ba tey gisaguñu ku ne ñu yéen kat comme que seen activité tëj na comme que seen activité perte ngeen def à 100% parce que defu leen benn chiffre d'affaires et au contraire am na lu bëri loo xam ne jotoon ngeen ko dépenser jotoon ngeen ko préfinancer jotoon ngeen ko engager comme charge voilà nii lañ leen di accompagner wala lii nañ leen di damper boobu ba tey ñu ngi toog ci toogaay boobu maintenant nag communauté bu yaru la communauté bu xamul coow la communauté boo xam ne xëy na wàllu diine moo leen ñor moo tax d'habitude duñu leen di faral di dégg ci yenn yi. xëy na diine gu ànd ak business nag. non en fait du business parce que man aj bi damay faral di wax ni du loo xam ni yow dem nga màkk gis nga coono bi nga xam ne moom la fa nit ñi di daj gis nga charge yi nga xam ne moom la nit yi di supporter dëkkal ay nit pendant presque 1 mois ci ay hôtel yor seen lekk yor seen naan yoral leen billet d'avion yoral leen encadrement religieux yoral leen encadrement médical loolu loo ci dindi ci paquet ji bi la fay des dootul bareeti maintenant nag dafay loo xam ne pas-pas la ponk diine c'est le 5e pilier de l'islam ay nit buñ ci duggee li leen ciy tax a jóg mooy dañuy bëgg tiyaaba lañ siy ut d'abord avant ñu siy ut koom maintenant nag waroowul parce que bi yàlla di wax tamit ñëw leen maye nañu nit ki am lu mu ci am nit gor bu nekk booy dundee sa ñaq bëgg nga am loo ci am mais du ni loolu moo la motiver parce que am na yeneen secteur yu ëpp xaalis aj gi yu ko gën a néew coono et pourtant dugguñu ci ñun wàllu diine moo ñu ñor loolu la ñu choisir ñu ci yëngatu mu neex mu naqari am na ñoo xam ni loolu mooy seen pas-pas. ngeen di déglu ci jàppale gi nga xamante ne nguur gaa ngi koy jàppale ndax ñi Covid bi affecté seen secteur bokk ci ministère du tourisme mu ngi séddale ministère des affaires étrangères xëy na jàppale na ñi nga xamante ne ñoo di sénégalais yi nekkee biti réew yéen ba léegi jokkoowuñu ak yéen. waa ñun de si jàppale bi nga xam ne mooy subvention bi ñuy def xam nga suba ñu ngi wax wàllu relance des activités relance des structures impactées ñun nag dañu jàpp ne balaa ñoo wax relance sax ñun ñu dekki fi mu nekk ni xam nga ñu xamoon ba tey jógaguñ ci ba ñu tëddee ba tey jógaguñu gis nañ nag ni ñu ngi séddale ñu ngi jàppale nit ñi gis nañ ni am na ay secteurs yoo xam ne peut-être moins touché état bi jàppale leen si jàppale yu am solo yoo xam ne xëy na dinañ si mën a supporter yenn yi ñun malheureusement loolu amagul maintenant nag bi ñu jaaxlee bind nañ suñu ministère de tutelle muy ministère affaires étrangères bind nañ ministère économie finance bind nañu ministère tourisme jotuñu woon ay tontu ñu bind njiitu réew mi wax dëgg neex yàlla tamit mu am si taxawaay bu ñu rafetlu ñu koy sant di ko gërëm au nom de toute la communauté du aj parce que bi ñu ko bindee rek automatiquement réagir nañu nañu dem ci ministère du tourisme mu boole ñu ak moom ba ñu eggee ministère du tourisme aussi li ñu gis mooy ministère du tourisme daf ni moom benn ligne la am muy crédit hôtelier la am mooy loo xam ne da koy leble di ko jàppale structure yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk maintenant nag ñun officiellement bokkuñu foofu ministère affaires étrangères la ñu bokk waaye ministre Alioune Sarr jël na effort def si accompagner ñu si crédit hôtelier boobu lebal ñu ci 122 millions maintenant nag 122 millions baax na parce que nit aussi lu mu la jox ci dooleem da nga koy sant gërëm ko mais boo xoolee ñun suñu secteur bi nga xam ne 122 millions ci ñaata société 122 millions tey Renofus 245 organisations la donc da ngay xam ne loolu aussi peut-être le effort la mais effort la boo xam ni ñun peut-être du xaajaatul sax bay doy et puis bor la boo xam ni xëy na dañ koy rembourser. maanaam bu ngeen séddoo doo am sax xaaju million. non mais heureusement boo tax sax nag xalaatuñu ko séddoo dañuy xalaat xool lan lañ si mën a def ba mën si liggéey mais li ñu bëgg mooy tey ñun mbaam gàtt na waaye si jur gi la li ñu ñaan état bi mooy ni mu accompagner yenn secteurs yi li may faral di wax tey état bu demee bay subventionné ay jakartaman subventionné ay taximan subventionné ay fecckat subventionné ay médias subventionné ay entreprises yoo xam ne ñu ngi redémarrer seen activité mais ñun tamit métier li ñuy def métier la mu war a mën a subventionné leen xeebal seen métier déedéet xeebaluma ko wallahi wa rabbul kaaba xeebaluma kenn métier ku nekk li muy dund ci loolu lay suturlu mais dama ne secteur yooyu waaw voilà léegi nag fu ñu mën a jàppalee fecckat war faa mën a jàppale ki nga xam ne day organiser màkka te moom ñun li ci metti mooy comme je dis nous avons été les premiers impactés te ñun yamuñu ci impacté kese suñu activité moo jeex tey organisation yi nekk ci aj gi yëpp amul benn activité bu ñu def ci atum 2020
donc loolu aussi dafa nekk lu metti loo xam ne nit yi dañ koy dund. nga ne seen tutelle ministère des affaires étrangères la ministère du tourisme aussi war na am as li nga xamante ne yéen a ngi ciy yëngu te mu nekk ci li nga xamante ne moom mooy liggéeyam ndax doo leen organiser seulement aaj da ngeen def lu jëm ci wàllum tourisme religieux donte sax aaj bi moo gën a nekk activité principale ci li ngeen di yëngu moom mu leen di woo ngir ngeen mën a vendre destination Sénégal. non mais c'est que xam nga dañuy door a tàmbale xam nga ministère du tourisme ñu ngi door a am contact ak moom te vraiment loolu aussi dañ koy rafetlu parce que ñu ngi door a am contact ak moom am na ay structures yoo xam ne peut-être ay agence de voyage classique lañu ñooñu jot nañoo bénéficier ci crédit hôtelier bi mooy lebal nañ leen loo xam ne mën nañ ci fay 2 mois de salaire par exemple ñeneen ñi ñun dañu ñëw en tant que association di Renofus regroupement national des opérateurs privés du Hajj et de la Oumra colonel Moustapha Diongue jiite ko ñu ñëw en tant que association mu am loo xam ne jox nañu ko ci crédit hôtelier bi maintenant nag li nga xam ne moom moo war a nekk accompagnement bi carrément xëy na état bi moo ñu war a wax ni yéen kat voilà fi ñu leen dugal ci wàllu accompagnement bi mais xam nañu ne actuellement amul benn ligne bu ñu jagleel ca ministère affaires étrangères parce que bu amoon suñu tutelle di délégation générale au pèlerinage à la Mecque boobu ba tey toogul taxawul mi ngi ciy def lu mu mën ñu ngi koy saluer au passage le professeur Abdoulaziz Kébé mais amaguñu loo xam ni gisandeegum nañ ko maintenant nag suñu yaakaar yàkkeekuwul parce que dañu gis ni ba tey état bi mu ngi accompagner ay structures yoo xam ne dañu fortement impacté ba tey état bi mu ngi def ba tey état bi mu ngi jéem ci lu mu mën malgré coono bu bari beeg charge yu bari yeeg yooyu moo tax ñu am yaakaar ci ni xëy na dinañ ñu mës a jàppale te loolu conviction la bu forte boo xam ni moom la communauté du Hajj bi yëpp di dundee. léegi li ñu bëggoon xam mooy umra gi moom dinañ ko ubbiwaat xëy na am ngeen ci date wala amagu leen ci xibaar. waaw fi mu nekk nii moom Arabie Saoudite annoncé na officiellement ne dañuy reprendre umra bi pour le moment nag dañ koy reprendre ci biir réew mi pour xool après nee nañu ci biir Arabie Saoudite parce que quand même dëkk bu mag la et tout léegi nag bu ñu paree ñu ubbi ko ci bitim réew fi mu nekk nii ñu ngi xaar vers le mois de novembre pour ñu ubbi ko ñun tamit ñu ngi préparé wu pour nga xam ne bés bu ñu ko ubbee ñun it dinañ mën a organiser wu xool naka la ñuy def xam nañ ne nag début bi du yomb parce que xëy na phase test lay nekk nit ñi di xool ak mbas mi naka la ñuy mën a tàmbaliwaat liggéey bi mais ñëpp xam nañ ni rituel bi dafa ànd ak contact bu baree bari donc bu ñu bëggee appliquer geste barrière yi c'est sûr que lu mënoon a jël téeméer du jëlati juróom fukk yooyu yëpp dafay nekk impact yoo xam ne daf fiy nekk mais li ñuy ñaan yàlla rek mooy mbas mi jóge fi ba ku nekk delluwaat ci teeyaayu bakkanam ci ay activité am ba nga xam ne yëf yi dina mën tàmbaliwaat mais quand même ñu ngi ciy préparé wu di ci organiser wu tàmbalee di ci liggéey tey ñun sax boobu ba tey donte impacté nañu tooguñu parce que tey man ñi ma xam ci communauté du Hajj bi boobu ba tey ñu ngi yéeg di wàcc di réunion di daje di xalaat di bind ay documents di produire ay rapports vraiment pour rek xool naka la ñuy def ba relancer waat suñu activité diversifier ko ba gën a mën a taxawaat gën ko mën a professionnaliser aussi. xam nañ ne bu dee aj mbaa umra rawatina aj bala moo yegg si ay at laata ñuy ajaat wala bu aj bi jeexee rek ngeen tàmbalewaat yëngu ci aj ba ca topp. di jël ay engagement di fay ay hôtel ak ñoom seen mbaa aj gi nga xam ne amul ren amul ñu jot a dem fay hôtel ci Arabie Saoudite bu amee itam mbaa remboursé nañ leen. loolu moom bari na parce que ñi xam aj bi nu muy doxee surtout que léegi xam nga privé yi dañu gën a organiser wu dañu gën a professionnel macha allah ñu leen siy ndokkeel bu baax a baax li ñuy def mooy dañuy def tout pour que Sénégal li ñuy xëccoo mooy am hôtel bu baax am hôtel bu rafet am hôtel bu jege am vol bu baax vraiment conditions yi nit ñi ku nekk da ngay sóob sa bopp di challenger sa bopp pour di am loolu moo tax fu aj paree rek da ngay gis nit ki day jël la mu am ak la mu yor ak la mu àbb ak lañ ko dénk ak yépp ak la mu jot a encaissé bàyyi ko foofu d'habitude buy ñibbisi ci partenaire am yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk moo tax bi affaire bi amee fekk na lu bëri sax jotoon na dem maintenant nag c'est dans le cours normal des choses dafay nekk loo xam ne jot nga ko faa bàyyi jot nga koo dugal ci compagnie jot nga koo dugal ci prestataire saoudien maintenant état saoudien ñun keroog toog nañu délégation générale au pèlerinage yónnee ñu benn lettre bu ñuy wax ni royaume d'Arabie Saoudite nee nañ képp ku fa am dara na nga contacter waat sa prestataire mu am lum la si mu delloowaat la ko mais day loo xam ni ñoom tamit dañu impacté te nit ki boo tàmmee di liggéey ak moom ngeen nekk partenariat nga xam situation bi nga xam ne moom moo nekk lu mu yorul mënu la ko delloo maintenant lu ëpp ci li fa nekk da nga ko fay bàyyi mu nekk avoir pour beneen année bi nga xam ne booy dem mais avoir boobu Babacar dafay indi de trésorerie ci yow mi nga xam ne yow yaa yor liggéey bi di liggéey te loolu après moom moo am ci situation bi parce que ñi nga xam ne dañ jotoon dugal seeni avance dañu dellu si avance yooyu récupéré wuñu ko
am na yoo xam ne jot nañ ko fi delloo boo jëlee exemple umra bi wala ñi nga xam ni pour aj bi sax la plupart ujaaji vraiment ñu ngi leen di jaajëfal parce que am nañ ci taxawaay bu responsable ñu bëri oyofalal nañ yëf yi ñu bëri bàyyi nañ fa seen ay déposit mais umra bi nit yi dañu récupérer seen déposit pour la plupart ñi nga xam ne nag dañu récupérer yow voyagiste bi da ngay obligé ut noo def pour rembourser ko parce que bëggoo am problème ak nit ki loolu nag bu amee banque bi accompagné wu la état bi accompagné wu la nga jël la nga yor dugal ko prestataire bi delloowu la automatiquement da ngay am gap boo xam ne daf fiy nekk te jaaxle lay indi ci yow mais sant yàlla bu baax yàlla mi ñu sàng malaanum sutura moomu yàlla bu mu sàkkeeku ba faaw. xam nga commerçant Sénégal moom du wax mukk ni am naa bénéfice toujours dama perte rek. mais Babacar boutique bu ubbiwut mënut a def bénéfice. seen tasaaroo gi nag ci ñi nga xam ne ñu ngi ci wàllu aj mën nañ jël misaal yéen lu ngeen bax rek paala mbeng ngeer ko. àndu leen jubawu leen loolu itam dina yombal seen xeex beem. non tasaaroo amul ci communauté aj bi parce que tey ñun bu ñu wootee wax dëgg neex yàlla da ngay gis nit dina bokk si beneen parce que ñun li ñu xam ci aj bi mooy ay organisation la ñetti organisation yu mag moo fi nekk on est 286 organisation Renofus moo ëmb 245 yi am na beneen bu tudd FUNAP sama nijaay Demba Taw jiite ko am na beneen bu sama tata Sophie Jong jiite loolu mooy organisation yi nga xam ne ñoo nekk ci secteuru aj ak umra. Paala Mbengue am na mbootaay. non Paala kii la yor patronat des agences de voyage moom ñiy def billetterie la gérer c'est que loolu aussi dañuy indi confusion par rapport ak liggéey bi ñuy def Paala yorul structure bu nekk ci aj ak umra li mu yor mooy affaire billetterie loolu moo tax moom ministère du tourisme sax la gën a féetewoo que ñun côté bi ñu féete loolu aussi des fois day am confusion yoo xam ne dañ koy am tey aj gi ñi yor seen kaddu di ci wax ñett ñii la. Renofus bu colonel Moustapha Diong COFOM bu Adja Sophie Diong ak FUNAP bu Alaaji Demba Taw ñooñu ñoo nekk ci structure yi nga xam ne ñoom ñoo yëngatu ci aj ak umra. jërëjëf Houreye Thiam Prera ci waxtaan wi ñu fàttali ni